sama gars yi ñoo ngi ziare ñëw leen ñu waxtaan ñëw leen Cheikh Abdoul Karim ñoo ngi lay ziar bu baax ñëw leen Abdoulaye Sène jaajëf Souleymane Fofana ñëw leen yéen ñëpp ñëw leen waxtaan wi dana am solo trop gars yi ñëw leen dana am solo trop dana am solo lool ñëw leen waaw sama gars yi ñëw leen ñu bokk waxtaan rek xam nga Sénégal dañ koo bokk te dara gën a neex waxtaane loo bokk waaw ñëw leen rek Ousmane Dieng ñoo ngi ziar bu baax a baax ñëw leen lu bokk waxtaan dañuy xaarante rek te waxtaan wi moom dana am solo trop dañoo bëggoon a waxtaan rek jëm ci Ousmane Sonko doon tey suñu yaakaar ñëpp Ousmane Sonko doon suñu yaakaar bu baax a baax ndax li fi jaar fi yumpul kenn dama li fi jàll wumpul kenn ñëw leen lu bokk waxtaan ndax luñ bokk dañ ko waxtaane Mountaga Tall ñoo ngi jaar bu baax a baax ca kanam daañu ubbi bunt bi maanaam dans l'ensemble ngan gi nga xam ne Ousmane def na ko New York muy ngan gu am solo ngan goo xam ne mun waa New York teg nañ suñu bët luñ mës a gis ndaxam salle boobu ñu ko doon defee maa ngi rappelé en 1986 daan naa fa organiser ay soirée te lii ma fa gis mësuma ko faa gis damay foog nu waxtaan bàkku ci boppam dafa daganul nekkoon nu bàkku dañoo nangu it ne nit matut doomu aadama boo xool sa juróomi baaraam te leen tolloowu ci nga dëkkandoog nit mu man boppam mënoo sa bopp nga dëkkandoog nit mu jóg di dox moom muy raam ki yow mi doxit am na ku la sut kon bu ne nit matul rek na nga ko bokk gëm Ousmane Sonko jërëjëf le Sénégal nous appartient ku la ne maamu mokkum rek ne ko xoo dëgg dama ne ku la ne maamum Sénégal rek ne ko xoo dëgg c'est un pays qui appartient à tous les Sénégalais ay doomu aadama yu courage jóg taxaw ne la wonni na dëgg rek ak avancé akub jóg
dama ne foog Sénégal dem foog mu dem ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw Ousmane Sonko ànd ko ak waa Pastef amul lenn loo xam ne ñu ngi koy réccu nit matut moo tax duñ ne mukk liñ def baax na à 100% déedéet ay baaraam mënut a tolloo débat critique il faut ñu nangu ko ndax critique day provoquer évolution critique day pousser détermination critique day tax ay signes de revanche ay signes de révolte ay signes yu soppi ku lay indi dama ne sommes tous des Sénégalais foog ngay waxtaan dama ne matuñu waaye démb moom yàlla def loxoom ci mbir mi na war ko na bokk nangu Ousmane kenn bañu ko yàlla mu bindoo xol yi xol bu ne mu bind ca Ousmane Sonko dama ne Cissé Lo bañu ko Ahmed Khalifa Niass bu ubbee xol bi da nga fekk suñu borom bi xaatim ca Ousmane Sonko te Ousmane soofu la le parcours de Seydina Ousmane dans l'islam bu turandoom jógee ne baal ma jéem dañ ko war a bari ndax Sëñ Tuubaa nee na jéem tële gàcce newu fa as gor day jéem leadership yi dañoo bari xeeti leadership yi dañoo bari leader bu ne ak na muy dikke loolu danaa ci waxtaan ak Taaxa Jóob kooku philosophie business la nga xam ne booy xool lépp psychologie la Ousmane modèle bi mu jël wax na leen ko dama bëgg nu làng dem ma bañ a jiitu kenn wala ngeen jiitu ma topp ci kooku boo déggee wolof théorie politique bu am solo la dama ne bu leen ma jiital nañ ànd dem wala ngeen jiitu ma topp ci kooku leadership la boo xam ne doctrine politique nga xam ne moom la àndal da ko noccee ci sunu aada noccee ko ci kër yi xam ne ñuy defe mu takk ko ci ay baati wolof wax ko démb bu ko làkkoon ci anglais ngeen yuuxu mu wax ko ci tubaab ngeen nekkee dégg tubaab waaye wolof amul solo xëy na waaye man mi dégg wolof ba mu ne du ma jiitu de dañuy ànd dem wala ngeen jiitu ma topp ci kooku doctrine politique la boo xam ne boo déggul doo ko man Ousmane ku dégg galen la erreur yi mënta ñàkk foog ñu waxtaan ko parce que c'est un problème d'organisation am na ñu waroon a wax bàyyiwu leen ñu wax waaye madame Ba comme fulla la ba mu waree wax dafa jóg wax ndax li siiwal Pastef mucc ci kon ñu mel noonu suturaal leen sax baax na waruñoo xataraayu pour wax ndax am na gan ñi dooru dugg si te daanaka moo leen ci dugal suturaal ko baaxoon na loolu erreur la waaye madame est dans la famille mën nañ ko régler ba ma waxee moom la ci génn complètement waaye teewul nag dañ koy wax waaw ñu dellu bokk jéggalante rek dama ne doomu aadama matul vous les organisateurs def ngeen li ngeen war a def waaye kàddu bu jibee am xel da koy jëli balaa àgg fa mu jëm moo tax mu war koy defar tout le temps rek mu jaar yoon
man bi may ñëw j'ai invité des professeurs d'université am nañu jóge Albanie am nañu jóge Pennsylvanie am nañu jóge New Jersey am nañu jóge New York, des cadres financiers, des ingénieurs financiers ñi ngi woon ci salle bi toog. J'ai tout fait pour demander ñu jox ma rek ma représenter woon Sonko ne ko voilà les professionnels de Wall Street des Sénégalais, mais ils m'ont catégoriquement refusé ça. Il y avait des professeurs d'université dans la salle, des ingénieurs financiers, il y avait un Sénégalais, un super Sénégalais bu naan Mamour Diop ma ngi doon saal ba toog te xàmmewu leen ko. Kooku la gestion et le contrôle, les audits de Ford Foundation, il est le patron depuis des années, billions dans la compagnie. Mamour dama ko baal ma ak maa la fi indi waaye du bokkuma ci organisateurs yi, dama leen di jàppale rek. bu ma soñoon rek Sonko jox la loxo ndax tuuti woo de maam 15 ans de service, professeur d'université, Ford Foundation nga xam ne international auditing lay def compagnie te MBA en même temps professeur d'université. Kooku war naa mën a jox Sonko loxo billahi Sonko rawu ko parce que Cheikhul Khadim Sonko rawu ko. am na yeneen xale yoo xam ne juróomu ci tudd Pape Ale Jaxate ma nga jógee ba déew jéese, un cadre financier boo xam ne jox loxo Sonko lu amoon solo la. tamit un Sénégal nag sant Jaxate war a laaj réew mi comme tout un Sénégalais. waaye ba ma waxee ak moom daa dema grand doy nga ma yaa ma yar ñoo ndekkatu ci dëkk bi mosoo ma wax dara te gisuma ko, Sonko bëgg naa koo gis. ma ne ko ñëwal da nga ko teg loxo, loolu yàlla dogalu ko. dara naqaruñ ci nag, xam na temps bi xëy na moo gàtt waaye la considération am naa yaakaar ne ma nga fa. moo tax tey danaa invité ñooñu nga xam ne jotu ñoo wax ndax am bañoon nañ sax lànkoon nañ, waaye Sénégal a tax ñuy def. bëgg naa cee jot ñenn pour ñu présenter seen bopp ba Sonko commencé ba muy dugg si ña nga fa ba Sonko génn it fële leen ba. kon am na tuuti litige bu am boo xam ne boo ëllëgee mën na ko lijjanti ba dootu ñàkk. Harlem fii mooy le berceau, je peux dire, du panafricanisme. Harlem ay kilifa yoo xam ne xam naa leen ñu nekk fi nii lu xew ñu taxaw doon ay panafricanistes. ñooñu ñu waroon di jox Sonko loxo, Sonko xam leen ndax am naa lu mu wér ne Sonko di leen soxla ëllëg wéree réew mi. moo tax jéew bi foog ñu yàng ko ratisser, rassembler, unifier, partons au combat. buñ rafetee rek mu rafet. am na xale bu am xam-xam Sonko ko mag fuuf, c'est un professeur en biologie scientifique, Boston la jóge, magoon ca saal ba toog. ñu ne ko Mame Birame Bass, boroomi xam-xam rek laa xam. Mame Birame dana dugg bu soobee yàlla, waaye rafetoon na mu taxaw Sonko taxaw ñu joxante loxo mu wax ko boppam. les meilleures universités yi nekk Boston
xale boobu Sénégalais te Sonko ko mag fuuf c'est un professeur en biologie scientifique kooku ma ngoon ca saal ba Sonko dugg fa la ko fekk ba muy dem fa la ko ba Taaxa Diop c'est un expert financier liggéey na Merrill Lynch Oppenheim liggéey waaye même maa ngi ñëw allo Ousmane allo waaw commencé naa après bëgg naa nga dugg xam nga waxtaan bi foo ñu def ko sëñ Ousmane Tounkara ñun ñëpp dañoo bokk lépp ba tax na buñ juumee dañ koy wax pour mën a jubbantiku pour beneen yoon juum du dara ñëpp a koy def waaye nag xale ñu am Pastef lañ organisation démb bi noonu dong la mën a demee waaye nag juróomi ab loxo moom juróomi baaraam ci ne te lépp tollawul moo tax lu ci mën a nekk it dama jéggal képp damaa invité nag ñu mel ne yow am loo waroon a wax te waxoo ko moo tax Ousmane Tounkara bëgg naa nga dugg Taaxa Diop ma nga fa woon un cadre un financier reconnu par Wall Street liggéey Wall Street ci Oppenheim compagnie gën a garaaw fi liggéey na ci kooku bu fa toogee ca ginnaaw di xaar rafetoon na ñu jël man li ma bëggoon jox moom mu tudd leen parce que maa tax ñu ñëw dajaloo ñëw kon ay erreur la yoo xam dañ koy wax bu ëllëgee mu bañatee am te ma xamal benn affaire Sonko ci boppam man bu fekkee ni organisateur yi la ni ko américains yi defee laa koy defee nous avons rien à copier avec le passé parti fi amoon du parti dara du woon dara ay ndawara bindoon ak ci daayira Sonko bu fekkee ne 5 heures lañ war a commencer 3 heures war naa fekk Sonko ci bunt bi ku dikk mu nuyu la ne la c'est moi monsieur Sonko serré la main teg jël photo jàll ci biir yëpp ay rectification loo xam ne comme jotuwuñ ci parti bi mënuñoo dem wax ak ñoom noonu nous sommes des activistes li ñu ci gis mu ñuul nii képp lañ ko mën a waxee gis nga Ousmane buñ bokkee góorgóorlu buntu ubbi ko ndax Sonko ku am xam-xam la ku am fulla la koy defar mooy le management bi nga xam ne moo ko wër Sonko mënta nekk fépp ñàkk a téye gi am démb itam bi Alaaji Malick Tall di wax mën nañ ko bàyyi mu àggali fa mu jëmoon àggagu fa nous vivons dans un état démocratique même Alaaji Malick bu doon wax loo xam ne si lu xëtt la war na xol buñ ko taatane déglu ko bàyyi ko ay cadre ne moom ñu tontu ko mais kàddu jib fa mu jëm xamu leen ko ñëpp riirandoo loolu ñu ngi koy jéggalu Alaaji Malick bu baax a baax Alaaji Malick ñoo ngi koy jéggalu bu baax a baax waaw kon Sonko man naa laa dugal benn cri de cœur après ma dugal gaañi man ngaa dugg heure bu la neexee Ousmane waaw dugal man ngaa dugg man nga defal dama appel ma dugal la waaw mbir mi loolu rek la noo bokk waxtaan wi te xam naa ne jàmm képp lañ bëgg Omar Boy ji danaa dugal léegi may Ousmane Tounkara dugg après yéen ñëpp da ngeen dugg xoola barke Cheikhul Khadim nun ñëpp danoo mooy Ousmane Tounkara Ousmane Sonko duñ koo téye duñ ko wax mu dem mais nag comme bokkuñ ci ay réunions yu Pastef ñun ay activistes la yoo xam ne Ousmane Sonko lañ gëm allo non may ma damaa ne ci live bi naa la wale damaa ne ci live baal ma ñëw damaa ne ci live bi may ma tur maagali Ousmane Tounkara ala Ousmane gi ñëw baal ma déglu Ousmane Tounkara après ñu non dugg
sama xarit asalaamaaleykum kilifa naka nga non man awuma rajo waaw maa ngi nii di la xool ma ne rajo amul taaluma rajo waaw man taaluma rajo sama réseau baax na yaa ngi may dégg maa ngi lay ziar dañoo bëggoon a waxtaan rek waaw jëme ko ci dans sa globalité dëgg la xale yi jàpp mooy première organisation bu def yàlla dogal ñi gëm Ousmane ñëpp riirandoo yàlla dogal ñu gérer ñi gëm Ousmane ñëpp riirandoo mais nit nag bu door a tàmbali ñu gérer leen sans bruit mais nit nag bu door a tàmbali ak ay points critiques yoo waxtaane ko bu ëllëgee am na ñeneen ñoo xam ne bokkuñu Pastef waaye dellu ginnaaw tànk Ousmane Sonko waaw yow noo gisee réunion début bi well vraiment avant tout d'abord maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci liggéey bu rafet bi ngay def ndaxte comme niñ koy waxee ñun ñëpp ci yow la ñuy roy ndax yow yaay suñu grand frère man yow laa fekk ci xeex bi nga yàgg ci lool balaa ñun ñu ciy ñëw organisation démb bi nag comme ni nga ko waxee vraiment macha allah waaye des na li tax ñuy ne macha allah te ñuy ne des na mooy xam naa lu nekk comme ni ko américains yi di waxee dafa doon xam naa lu njëkk pour moom c'est une première fois donc erreur première fois toujours man comme ni ma ko jàppee man nañ ko waxtaanee jubbanti ko mais ñu bàyyi ci xel pour la prochaine fois déjà ni mbir mi gisandoo ñun ñoo fa newandoo woon donc les paroles étaient sélectées déjà ñoom koo xam ne doomu aadama yi dañ koy déglu dans le monde ak koo xam ne tamit waaye la mais dafa am kàddu donc déjà dafa am yoo xam ne dañ ko waroon prioriser dafa am yoo xam ne dafa waroon nekk priorité pour ñoom mais defe naa ñoom foofu xaw nañ cee juum donc maanaam li waroon nekk priorité defuñu ko priorité li waruloon nekk priorité loolu ñu def ko priorité donc yooyu defe naa yu bari man sax jot naa ci waxtaan tuuti ak quelques amis au Pastef te dinaa leen ko gën a ñëw parce que wax naa leen awma rajo bii rek laa ne awma rajo réseau bi xaw ma lu ma rajo de man awma rajo awma rajo man bi maa ngi ci live bi en direct voilà ma ne donc li ñu gis rek mooy vraiment defe naa liggéey bi mënoon naa gën a rafetee nii non seulement mënoon naa gën a rafetee nii mais aussi mënoon nañu gën a prioriser yenn affaires yi ba vraiment mbir mi gën a jaar yoon parce que vraiment comme ni ma la ko waxee rek gisoon nañ fa benn phénomène boo xam ne démb doomu sénégalais yi amoon nañ ki Sonko te ba loolu war tamit ba loolu tax tamit ñu war koo mën a laaj ay laaj yoo xam ne doomu sénégalais yi dañ ko bëgg a xam ci moom ba ci yow mii vraiment nga invité fa sax ay xaritu professeur yoo xam ne wax dëgg yàlla man ci sama bopp jot naa leen gis donc waroon naa gën a mën a rafet daal waaye nag macha allah comme niñ koy waxee rek dañ koy ñaanal yàlla dimbali ko ci li nga xam ne moom la bëgg ba pare ñu aussi wax ak njiitu Pastef yi ñu jéem a utaat beneen opportunité boo xam ne comme ñun ci réseaux sociaux yi la ñu ne te réseaux sociaux yi nit fu mu mën a toll mën ngaa jokkoo ak moom ñu fexe ñu jokkalanteeg moom pour doomi aadama yi mën a dégg laaj yooyu ñu koy laaj doomu aadama yi mën a dégg tontu yi c'est très important. Ah, très bien, très bien. Et le cas de maa ngi dañoo dikkoon pour taxaw présenter Sonko pas loolu am
ñu présent bopp su bëgg fatoo muy ñun téléphone bi mi ngi dagg nekkuma di dégg xaaral ma génn nga jéem maa dugalaat nekkuma di dégg waaw ko loolu génn da nga may coupé dugalaatal voilà amul problème kon ñu def noonu incha allah waaw il faut ñu def comme ni ñu defoon semaine ba waaw il faut ñu def comme ni ñu defoon jërëjëf waaw kon gars yi jaajëf dama bëgg rek Ousmane Tounkara barkeelu ci tuuti bu ko defee one by one ñu seet na muy demee tey dama bëgg changer page bi nag ñu topp ci Taaxa Jóob Taaxa dugg toog Taaxa allo waaye ma damay ci live fi quoi mu muy coupé téléphone waaw ma def may ma ñëw rek may ma ñëw dama ne ci live fi moo tax pusi tuuti ma Alsane may ma quelques minutes ma noppi ok may ma keneen après boo bëggee dugg nga dugg fii moom c'est la démocratie bon léegi comme ak seen fi Ousmane Tounkara da doon barkeelu rek mais plus tard ñun daal di jóg waxtaanaat ci suñ biir waa Million Men March tey Ousmane Sonko fi mu teg tànkam bu mu amul jaaxle fi mu teg tànkam bu mu amul jaaxle liñ man lépp daañu ko ci def sur le plan intellectuel liñ man daañu ko ci def bu fekkee ne c'est un combat physique rapport de force The Million March ñu ngi taxaw bu fekkee ne problème bu carte la ñun daan taxaw xeex surtout les réseaux sociaux ba àddina bi dégg ñu ba carte ñu joxe ko par force kenn ku ne dem wote nu am jàmm ngir nag mënta mat dama ne vous avez réussi nit nag doo ko liggéey lépp baax na kooku kun ko waxee ne la wóor nañ mu lay jay te ñun activiste yi mënuñoo jay nit bu ne leen si li ngeen lépp baax na li ngeen def mu baax c'est un devoir daanaka jël te souligner mais li ngeen def mu yàqu des koy wax ñu mën ko rectifier critique day tax nga améliorer critique day tax nga am idéologie pour changer critique day tax nga jàpp fi ngay jàpp maanaam dafa lay distinguer loo ba tax na du ay xaste du lenn lu bon vous avez tout réussi femme boobu gis nañ ko femme bi ñu tuddee Sakho la femme là non pas certainement madame Ba mais y avait une femme très brave bu fa nekkoon ba mënu wékki réew yi man jotuma ko ak guddaa bi aussi la yi la tout le monde yoo joué xale yëpp ñoo ngi ci liggéey normal mais nag lu bees lam da nga koy door a def boo ci amee deux fautes da ngay sant yàlla y a pas de commentaire wala leneen du nangu ne tout est bien yaa ngi dégg mais nag 90% yi is all right 10% yooyu da ngeen di nangu nag xam ne y a des erreurs ñu rectifier ko bu leen bàyyee ne erreur amu ci day continuer di continuer bon léegi je vous présente Taaxa Jóob Taaxa damaa bëgg nga nuyoo ak ñii wax leen sa niveau d'éducation d'abord ak tax yaa ngoon ca place wala déet ak lu tax nga ñëw fa waaw maa ngi leen di ziare yéen audience bi yëpp seen tur ak seen sant di leen remercier ci taxawaay bi rafet na yéen ñëpp yéen a ngi bàyyi li ngeen def di ñu déglu donc suñu xol sedd na ñu ngi leen di sant man comme ni ko Ousmane waxee yàgg naa fii États-Unis mun naa ni club étudiant bi njëkk a créé fi États-Unis club étudiant bi njëkk a créé États-Unis 92 man mi maa nekkoon président ba am na ñu ma bokkaloon ñu fa nekkoon vice président ñi ngi woon ci meeting bi aussi indi woon naa ay nit mais malheureusement dañ ñëwoon fii laa jànge aussi Sénégal jàng naa fa aussi lycée Lamine Gueye laa amee sama bac dem université Dakar fac science dafa 2 ans année blanche moo ma jëlee Sénégal 88 donc mu ñëw États-Unis donc liggéey naa fi vraiment am naa fi expérience Wall Street management moom vraiment alhamdulilah waaw moom vraiment am na lu ma ci xam aussi
du ma jaay sama bopp mais am na lu ma ci xam. parce que 20 ans ba 25 ans maa ngi ci liggéey. am na lu ma ci xam daal. donc am na lu ma ci xam donc loolu moo taxoon en fait ma bi ma déggee Sonko muy ñëw am ñu ma woo Italie sax lañ ma njëkk a wooyee ni ma jëlal livre bi yow idée yi nga daan wax parce que man dama yàgg a débattre ay thèmes yu mel ne le franc CFA yoo xam ne bind naa ko ñu ngi internet bi 2002 xaw ma 3 franc CFA bindoon naa ci te li tax ma bind ci en fait mooy bi may jàng Baruch College gi City University of New York dama doon def trading maanaam dama amoon compte boo xam ne damay jaay currency laa doon jaay boobu man maa nekkoon number one ci 96 may jaay currency di jënd parce que dañu amoon compte boo xam ne moom ngay def boo nekkee signé may jaay weccet maanaam currency mooy moom laa doon jaay bi may jaay mu bëggoon jënd CFA mais ma doon malheureusement mënu ma ko woon jënd may jaay yeen di jaay dollar ak Dutch di jaay currency yooyu après ci laa def research nag ci laa xamee ne CFA pourquoi du fluctuer mu jaaxaloon ma def ci ay research après comme finance laa doon may jël donc en fait donc Ousmane Sonko li muy wax day nekk si yoo xam ne moo nit ñi bi ñu ko déggee dañ may woo parce que dama ko daan wax ak ñoom ci biir salon yi sans pour autant ma ko wax ci média bi mais am na yoo xam ne 2002 bind naa ko ci internet bi ku ko seet da nga ko gis donc Ousmane Sonko waxal loolu donc man naturellement il faut ma ñëw parce que président yi fi jaar yi mosuma dégg ñu wax jëmale ci loolu moo tax naturellement dama ñëw pour xool ko dañ ko ko ñu yónnee ma livre bi loolu moo tax daal en fait ma ñëwoon indaale samay nit aussi ñoo xam ne nii 92 bi may nekk foofu ñoo nekkoon ak man liggéey te ñooñu xam naa seen capacité aussi. très bien kon loolu doy na dama doon laaj. le phénomène Sonko. ndax Sonko dafa jekk rek. ne tayime la biddiw. macha allah. àdduna bëggandoo ko. kii ce n'est pas un problème de parti politique. mais c'est une révolution boo xam ne. yàlla ci moom moo ko jiiteel boppam. Sonko mënu ko xool bañ ko. mais c'est un phénomène boo xam ne. yow sa phénomène Sonko noo ko gisee. ok loolu moom vraiment li nga wax nii mun naa ne Sonko moom bu mu foog ne moom moo man walla moom moo ko créé maanaam dafa am du ma sociologue de mais am na lu ma xam ci psychologie ak sociologie. parce que business en fait nit ñu bëri dañu foog ne ay calcul mais business